asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci seen télévision bi di à Bargny amaan mbégte loolu di jàkkaarloog yéen tey nag dafa nekk journée bu spéciale ndax fii ci commune bu Bargny tey dañu fiy màggal lii di 8 mars nag bu ñu ko waxee soxna yi ñoo tax ñuy wax tey nag dama ci feggoog sama càmmin di Alain Ndiour Alain maa ngi lay nuyu. di la fay Seynabou waxaat rek ci 8 mars xam nga jigéen moom dafa doon koo xam ne mooy ndey mooy soxna mooy lépp chaque jour fête la war a doon ci moom mais journée bii dafa doon une journée spéciale moo tax sax waa mairie bi ñoom ñu jël journée bi rek nar ko féete te am na nuñ koy dooree tey si journée bi. waaw comme ni nga ko waxee rek Alain Ndiour tey fii rek li nga xamante ne moom lañ fiy tàmbali rek mooy dépistage cancer col de l'utérus la ñuy def fii soxna yi nekk fii ci commune bu Bargny bàjjenu gox yi ak yenn sage-femme yi ak équipe municipale bi ñoo ca lëkkaloo ngir mën a amal boobu le dépistage ca noonu rek bu ngoonee danañ fa amal benn xumbute rek soxna yi nga xamante ne ñoo fi déposé woon ci wàllum financement rek dinañ leen jox seen ay financement Alain Ndiour. waaw li waral loolu sax mooy xam nga ko le président Macky Sall dafa dédié année bi doon ko rek année sociale mais spécialement dédié à la femme rurale nag bu ñu ko waxee mooy jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaw gi di liggéey maanaam ñun Bargny mën nañu wax na sax ne zone urbaine lañu waaye xam nañu bu baax sa femme transformatrice de poissons yi ni ñuy góorgóorloo moo tax li ñu gën a dédié sax xam nga ni femme transformatrice de poissons yi ñoom am nañu pàcc bu am solo ci financement boo nga xam ne moom la maire bi initié day ñëw rek tontu ki nga xam ne mooy ministre de la femme xam nañ li ñu kii mooy moom dafa amal solo li nga xam ne mooy jigéen ñi nekk ci kaw di te ñuy liggéey donc moo tax ngoon xale jigéen ñi dinañ sañse sol lu weex andi folklore du yem sax ci folklore parce que li ñuy indi mooy dañuy wane rek ñun suñu politique sociale bi nga xam ne moom la commune bi di wane mooy économie da see am solo lool jigéen Afrique fu ñu ko fekk mooy culture lay indi dinañ andi folklore waaye nag financement boobu dina am solo lool parce que dina permettre ñoom jigéen ñi ñu mën a doxal lool seen activité lool moo tax ngoon dinañ ñëwaat tegaat beneen plateau Seynabou. waaw kon ni ko Alain waxee rek bu ngoonee dana di lépp lu la ngeen xamante ne rek jóge na fi rek ci financement boobu rek du leen umpu bu ngoonee comme ni ko sama càmmin waxee Alain Ndiour rek mën ngeen a xaar leneen ndax Bargny fii kenn mënul wax Bargny te doo wax ñi nga xamante ne ñooy femme transformatrice ndax femme yoo xamante ne yu brave lañ kenn jigéenu Bargny boo xoolee Alain Ndiour fajar la ñuy yeewu kenn ñëppay daan seen doole fii ci commune bu Bargny maanaam daal ñoom jigéen ñi rek ak soxna yi nga xamante ne ñoo fi nekk rek lu jëmale Bargny kanam rek ci la ñuy dox ci noonu rek la ñuy xuusee rek dem wani ji leen nag li nga xamante ne mooy consultation bi am fii ci biir centre socio El Hadji Ndiouga Dieng. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment. Madame Ndiaye maa ngi lay. maa ngi lay fay. Madame Ndiaye nga nekk sage-femme fii ci commune bu Bargny tey rek lan ngeen di amal fii tey. waaw tey dépistage la ñuy def cancer du col de l'utérus après ñu defaale planning familial waxtaan ak femmes yi may leen bés bi parce que dañ daan def chaque jour organisation le 8 mars ay fecc ak waaye ak yooyu yëpp ci la bokk gaa moom waaye suñu population bi daal di bëgg ñu bénéficier pour faju tey. tey jii maanaam journée bi ñu jagleel jigéen ñi muy 8 mars bi rek moo waral ngeen di fi def lii ban njëriñ la mën a indil population bu Bargny. njëriñ bi ñu leen mën a andil parce que doole yemul te fi mu nekk nii pour am consultation gratuite aussi lu jafe la. tey jii ci 8 mars bi boo amoon message booy lancé sa ñi nga xamante ne ñooy ñëw ci yéen ngeen di leen faj lan lay doon. li may lancé ci 8 mars bi de damay ñaan yàlla ñi fi ñëw ñëpp ren bu laa déwén képp ku fi ñëwoon andi fi jàngoro nga tane. loolu daal man mooy sama souhait waaw femme yëpp daal bëgguma kenn ku feebar ay fajkat lañ ne bu ñu xëyee suba ba ngoon nag gisuñu malade dinañ xaw a feebar ñun waaye bu ñu sañoon ñëpp a wér waaw. consultation bi commune bi dugal na ci loxoom wala. ñooñu abal fii de toujours moom saa yi ñu soxlaa ñu abal ñu te vraiment maa ngi remercier de passage monsieur le maire parce que mënoon nañu soxla duñ ñu ko yombalal waaw comme yëfi Bargny la nag moom saa yi ñuy waxee moom taxaw na abal ñu ko amuñu si benn problème. dugal nañ si daal seen loxo. jërëjëf. dañ ne journée de la femme mois bi ñu nekk nii yëpp jigéen ñi ñoom ñoo ko moom man dama nekk sage-femme nekkoon fii si maternité Bargny mais léegi dama nekk si benn ONG bu ñu naan Marie Stopes International samay naataango sage-femme bi bu ñu ma woowee wax ma journée bi ma ne leen amul benn problème dinaa ñëw def sama participation lépp lu ma si mën a def dinaa ko def lépp lu ma leen mënee jàppale aussi dinaa leen ko jàppale si journée bi parce que ñun ñëpp Bargny lañ am te liñ naan
kuy laax di jaay laax lekk tey maa ngi waroon nekk ba Grand Dakar def foofu benn journée pour 8 mars bi mais bi ñu ko waxee laa dëgg samay activité yëpp Bargny moo ma gën a soxal dépistage bi dafa baax ci doomu aadama parce que maanaam jigéen ju ne war na chaque 6 mois ñu xool sa butitu njurukaay ndax amul benn problème parce que li ñuy jànkoonte dafa bëri parfois jur yu bëri yi infection à répétition yi ñuy am te xam nga jigéen en général dafa bëri sutura ci boppam dafa bëri kers mën na am problème yu bëri yoo xamante ne du ko ñëw di ko waxtaane nit ñi wala day rus dem hôpital waxtaane ka sage-femme yi ba pare en plus lii njariñ bi mu am mooy benn nit bu demoon hôpital pour def ko dina ci fay 15000 francs lu gën a néew 7500 la ci fay tey sage-femme mu Bargny jóg ngir jàppale population Bargny loolu c'est très important te on fait la journée gratuitement dañ leen ñëw faj la gratuitement mais le traitement gratuitement bu fekkee dafa jar traitement donc nag vraiment. dama gis sànq femme bi ci biti muy inscrire di joxe ay numéro ak yooyu parce que dafa mel ni rek lépp lu ngeen di def rek ci sutura lay doon comme ni nga ko waxee rek jigéen am na yoo xamante ne bu ko dalee sax day rus a toog di wax li dëgg la ma chérie lépp ci sutura la parce que adresse bi sa nom bi ngay joxe sa prénom sa adresse ak sa numéro de téléphone lépp pour suivi bi la parce que bu ñu la seetee xool la lépp lu ci war dañ lay topp par étape ba mu jeex boo amee infection aussi parfois femmes yi mën nga leen jox rendez-vous du ñu ñëw léegi bu ñu amee sa numéro de téléphone sa rendez-vous bu jotee ñun ñooy jël ñun suñu propre initiative wala téléphone ne la waroon nga ñëw rendez-vous jour temps te kenn gisu la loolu moo tax nag léegi ñuy laajte adresse laajte numéro de téléphone lépp pour suivi bi la ñëpp am wérgu yaram ñëpp ci bokk nag bu dul tey jii nii mbébét nañu continuer di ko def parce que li ñuy def feneen mën nañ ko def suñu dëkk mu jëriñ ñëpp jëriñ jigéen ñi bëgg di waxtaan aussi ci santé de la reproduction di ci waxtaan ak femme bi pour ñu gën a nekk à l'aise pour mën a ñëw duñu wax seen ay problème di waxtaan ak ñun ñu leen dimbali ci côté boobu. tur bi naka. Aram Diop. Aram Diop loo def ci woon tey fii. tey dama ñëwoon xool ci sama wér-gu-yaram parce que dama dégg ñu ne dañu may consultation gratuite ma ne loolu jarul sàggane duma ko waaj damay jóg ma bàyyi sama yitte yëpp ñëw xool ci sama yaram. tey daal ñii dañu ne dañuy sargal 8 mars bi dañ koy sargalee jigéen ñi moo tax ñu def li nga xamante ne mooy consultation col de l'utérus bi naka nga gisee loolu yow en tant que jigéen. waaye xanaa di ci sant yàlla bu baax rek ci 8 mars bi 8 mars bi tamit daan na fi am du fi am mais lépp ñoo ngi sant ki nga xamante ne moo gën a yokk tax ñun ñu fipp génn 8 mars beeg yëpp muy monsieur le maire ñoo ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal fa ñaan di yem waaw ndax lii tamit la nga xamante ne mënoon nga déplacé wu xëy 4 heures du matin nekk ci oto yi di yéeg di wàcc daw topp ci hôpital bi rang amaana nga faju amaana doo faju tey ñu xëy andi la ko gratuite duñu def lu dul sant ko di ko gërëm di ko ñaanal bu baax lu mu mën ren bu déwénee yàlla na mën li ko ëpp waaw. fu ma la déggee rek mel na ni soxna yi nga xamante ne ñoo nekk Bargny rek gis nañ seen bopp bu baax ci 8 mars. seen bopp bu baax ci 8 mars bi tey booleeg di ñaanal médecin yi nga xamante ne ñoo fi ñëw ñoo ngi leen di ñaanal bu baax lu ñu mën ren bu déwénee yàlla na ñu mën lu ko ëpp te lii ñu ñuy defal nii xeebuñu ko de xeebuñu ko dañ leen di sant di leen gërëm ba sa kanamu yàlla waaw. daal yéen commune bu Bargny daal kon nañu wax ne daal fête bi tàmbali na daal. waaw ñun commune bu Bargny ñun macha allah ak suñu maire sa kaw sa kanam suñu maire ñoo ngi koy ñaanal bu baax. Et comment va la santé? Toujours dans le cadre ci 8 mars ñu nekk ak monsieur Boss Diagne ñoom ñoo bokk ci commission santé ñoom ñoo organisé mooy dépistage de col de l'utérus bi ngeen gis léegi nii ñu laaj ko rek moom monsieur Diagne lan ban commentaire la mën a wax gannaaw journée bi ba ak jigéen nan la ñu wuysee. waaw tey moom kontante la ñu am parce que depuis le 13 janvier si la ñu toog avec le responsable de commission santé di nekk si commune Bargny di waxtaan ne dañu bëgg a organiser benn journée de dépistage de cancer de col de l'utérus suivi de planning familial ñu jox ñu autorisation bi jox ñu matuwaay bi ci war ñu seeti ji benn partenaire bu nekk Maristock
dem seeti ji le district de Diamniadio avec le médecin chef et tout ça ñu waxtaan si ak Rosaline Sana ñu jox ko autorisation pour ñu organiser journée de dépistage bi si journée bi mais pour profiter tamit famille commune bi am si accès pour aux familles def ak ñoom am ak ñoom contact plus waxtaan ak ñoom loolu moo tax tey ñu organiser journée bi vraiment li ñuy commencé nii am nañ si mbégte am nañ si kontaan parce que réussir rek lañ si jotagul pour le moment. donc mu mel ni comme ni ñu ko gisee léegi bi ñu dugg si biir mooy jigéen ñi wuy si nañ si bu baax. waaw wuy si nañ bu baax a baax a baax population Bargny bépp ñëw na mag ak ndaw ñëw nañu participer bokk si dépistage bi ak en même temps PF bi quoi. donc mu ngi noonu yéen a ko dégg nee na jigéen ñëpp wuy si nañu donc journée tey bi dafa doon réussite te ki ko wax mooy monsieur Boss Diagne parce que. wér gi yaram ne leen wér wér gi yaram ci waay wér. ba léegi yéen a ngi seen spécial 8 mars ñu tëjee ko la femme comme ni ñu ko waxee woon rek. fu mu nekk nii ñu ngi ak madame Fatou Pouye moom mi nga xam ne moom nekk vice président commission santé bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo initié bi journée. gannaaw bi xam ne lépp mat na madame Pouye ñu laaj la madame Fatou Pouye ñu wax nga wax ñu rek journée tey bi loo si gis ak ban commentaire nga siy def. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di nuyu ñëpp waa Bargny maa ngi leen di nuyu di sant monsieur le maire Guèye Abou Ahmed Seck moom mi nga xamante ne moom la yàlla teg si kuréelu Bargny muy le maire. journée bi nag xam nga jigéen ñi dañu am benn journée boobu muy le 8 mars muy ci mu nekk une journée internationale dédiée aux femmes. man tey bés bi moo kontaan la parce que je suis fière d'être femme aujourd'hui. dëgg la bon léegi kat maanaam dama féministe nag quand même voilà mais loolu dama la koy wax d'une part mu nekk une parenthèse. waaw seen journée la yéen a ko moom voilà mooy ñoo ko moom voilà c'est ça. léegi nag ñu ne woon 8 mars boobu le docteur Bouna dafa organiser benn journée de dépistage cancer du col de l'utérus. bon léegi ak planification familiale et des consultations en gynéco. léegi nag noonu ñu ne comme que noonu la comme que ñun loolu bés bi la ñu am. te ñoo dem def commune de Bargny ak commission santé dem approché que mu may ñu journée boobu. waaw parmi les 5 communes mu désigné la commune de Bargny. tellement que Guèye Abou Ahmed Seck def tranga yi nga xamante si santé fii si Bargny moom amul lu ma ko delloo njukkal ñun commission santé li ñu ko ñaan mooy mu ñëw defal ñu consultation daf ñu koy may par rapport aux autres communes muy consultation gynéco de planification familiale ak cancer dépistage cancer du col de l'utérus. ñu suis content di si bëgg parce que day bés bi nag bi si jigéen li ñu ci def rek xam nañ ko ñun waa santé voilà. wala mais xam naa résultat bi ngeen doon xaar ndaxte sànq dugg nañu rek gis ni jigéen ñi wuy si nañu bu baax a baax ndax am ngeen si résultat yi ngeen doon xaar. macha allah on a atteint un pourcentage de plus de 60%. on a atteint nañ ko te déjà journée bi jeexagul. donc ñu siy sant yàlla bu baax bu wax na carrément jigéen ñi aussi am nañu pas-pas am nañu engagement de telle sorte que lépp lu ñu sumba rek yàlla mën nañu si parce que duñu am engagement. ma siy kontaan di si bëgg parce que déjà loolu boo ko doon def tey faneen fu dul si journée bi tey muy consultation gratuite di nga fay lu bari comme que jamono bi dafa métti tey bu ñu jëlee lu andi leen ko ñu ñëw fekk suñu aussi dama siy kontaan doo xam ne loolu andi réussite aussi. waaw si journée de la femme la ñu nekk en tant que vice présidente commission santé. est-ce que amoo benn message ba nga xam ne moom nga bëgg a lancer sa moroomu jigéen yi nga xam ne tey. journée bi ñoom lañ ko déjee. voilà c'est ça li may lancer si sama moroomu jigéen rek mooy ñu am courage engagement déjà am nañ ko xam nga bu ñu la jigéen bu ñu la carrément toute une année du 1er janvier ba le 31 décembre ñu jël benn bés ak jigéen ki jigéen ñi loolu dafa am lu bëri lu mu signifié. cela veut dire que kon ñun suñu boppam war nañu am gëm-gëm. jigéen fu mu nekk dafa am gëm-gëm jàppale boppam da tax loolu aussi loolu dese def ba mu jigéen monsieur le maire Guèye Abou Ahmed Seck nee na carrément jeune jigéen ñi tey jii damay ñëw bu ngeen xëyee suba yéen waa santé man ngoon gi damay ñëw jàppale leen loolu nag déjà c'est une motivation. wér gi yaram ne leen wér wér gi yaram ci waay wér ca ngay tale bàyyee. tey lu rëy moo fi am nag ndax dinañu financer 14 groupements yi nga xamante ne ñoo déposé woon fii ci commune bu Bargny ay projet yoo xamante ne commune bu Bargny dafa waxoon ne dafay financer ay femmes pour ñu liggéey ña ca déposé woon rek la ñuy financer bu ngoonee ci boobu la événement. donc mbokk yi loolu moo doonoon seen programme spécial 8 mars ñu déjee ko woon les femmes du monde mais Bargny desu ci gannaaw donc gannaaw li ñu wax léegi rek mooy dépistage col de l'utérus ak planning familial bi ngoon Seynabou wax na ko. mooy dinañu ñëw fii ñu financer jigéen ñi nga xam ne 14 GIE donc bon on disait dina doon folklore waaye xumuta dagan la ndaxte jigéen ñi moom chaque fois bu ñuy def rek am na loo xam ne lal na ko si gannaaw te jigéenu Bargny de suñu gannaaw ñu ngi ko doon wax léegi transformatrice de poisson yi ñoom dinañu ñëw fii ñëw saafonteeg maire
di wax na lii yombul waaye bés bee toll noonu nag muy bésu jigéen ñi te yaakaar naa ne fii lu fi baax rek jigéen a ko def am ngeen way am ngeen manoore Morto loolu dëgg la waaye nii ngeen def tey jii macha allah dëgg la li ma ci gën a marqué mooy la monsieur le maire Abou Ahmed Seck fàtte woo Bargny tàccu leen loolu ay tax mu doon nga yëpp ceeb ne leen journée de la femme waaye woo nga ñëpp képp koo xam ne président te nga bokk ci groupement woo nga ko tey ngir financer leen ndax jigéen ñi am ci lu ñu jàpp loolu nag monsieur le maire Abou Ahmed Seck def na lu gërëm la ci bu baax a baax ba bëgg ngeen tàcc ko bu baax yow lépp loo am yéene nga ko Bargny sa xalaat sa doole say projet lépp ngir Bargny naat Bargny baax nit ñi liggéey Bargny mel raw ca kanam a kanam a kanam kon Abou Ahmed Seck am nga mérite yàlla yàlla guddal saw fan. Makati Ndoye. waaw ma ne mbir bi daal mooy dama la. tey la 8 mars. moo am. am naa xam ne 8 mars. ñun dañu kaa noté. dama dañu kaa noté. moo la bés bi wu xam ne. si la ñëw na sargale. wallaahi dina am si droit. ndax ay mérité wu leen ay door. moo am te rek leen mérité. moo am moo am. gis naa 8 mars daal nii ma ko xaymee booba nekk na ne nguur yàgg na de. moo am. dégg naa si jigéen ñi si boppam indal nga war a sargal tey képp quelque góor a war a duggi marché. jënd ginaar jox ko sa jabar. li ma wax la. ah tey day moom. joxe kër amul paawax mais. kon boog tey yaasa bi mu def na ma. kan mën la ko am dafa yaasa bi mu togg tey. moo am xoolal damaa bëgg na nga jël bagage nga yóbbu. bagage rek. waaw jël nga yóbbu. am nga yaay sama ma. moo am. waaye man maay sa rakka. xam nga xale day xam ni muy duggee su dafa yeex noonu. bàyyi rek ma jël pañe ba dugg ak moom sa biir nekk. boo demee xam nga fu muy ne nga yóbbu ko fa dégg nga. loolu laay def. waaw incha allah waaw. Allahu akbar ñaari jabar daal nii bu amee jàmm rek. waaw waaw. kooku moom defaloo ko. amee jàmm daal nii na. ñaari jabar ba amee jàmm nii na. maa ngi gën a sedd xol man mi nekk in la ay si kaw la ay si suuf te du ma digg biir wi maa ngi gën a sedd xol. nga yóbbu ko fa muy ne dégg nga. waaw. waaw incha allah. tekk si boppam lal bi. waaye nijaay man damaa bëggoon ñu waxtaan tuuti. ba jàmm la. ndax nijaay yow ba nga ma jëlee ba léegi. aw ma dara lu ma metti. yaa ngi dox lu ma neex rek guddi ak bëccëg. tey nag damaa yeewu am lu ma naqari. déet waay bisab tey bii. waaw waaw nijaay. aw de dara warul la naxari. ndax capitaine. dafa jël mari dóor ko ba muy bëgg dee te mooy awaam. mari man. mari meen ba tey jii añ sax defuma ko ndax xol bu tàng. ilaha illallah. mari bañ ko koy may waxuñu ko woon mu di koy door. dañ koo waxoon ne. nañ ko dëkkal dëkkoo ko. waaw. ndax jigéen kenn du ko toroxal. déedéet. jigéen dañ koy neexal. waaw kañ. ah moo indi bésu tey bii nag bëgg naa la nga wax moom. metti na ma torop. dëgg la. waaw metti na ma torop. li sama yaay wax rek laay dëggal ndax capitaine
li muy def dëgg du yoon yor sa ñaari jabar kenn ki ngay bu la neexee nga feccal ko woyal ko taasul ko defal ko lu la neex capitaine de ka ca des day jàpp dóor ba muy bëgg a dee capitaine Samos ma xam ne nag bu ma ci waxee ñu ne njëkke la tas na kër gi war nga see wax nag bu baax li muy def baaxul santul yàlla mari ku baax la jigéen ju jàmbaare la lu mu am andi ko ci kër gi suturaal nañu nag du defaluma dara ba tax ma di ko wax ak baaxam moo waral ma toog di ko wax da ku ñu war a jàppale la lay doon gis naa doom ñàkk xam seen valeur sax moo tax nga di leen ooyee ka jigéen ndax ina la ji gën ndax ina jur ji fi gën ah si jëf yooyu muy nekkoon ina nga sax waa ñaa ngi fi déjà monsieur le maire waaw dafa woote maison des jeunes waaw pour mën a financer jigéen ñi mat paa yi bokk nga si non jigéen ñi lañu wax jigéen ñi rek da xam nga jigéen yee xewle moo waral ku ayawal sa moome waaw comme jigéen yee xewle dañ leen di financer sa maison groupement yi te man dama bokk si ñi yor groupement dama war a dem nii balaa maa tardé sax pour ñu financer ñu war a mën a liggéey ndax jigéen ñi ay jàmbaar lañ te liggéey rek la ñuy def nag sa doom ba yebante la wala na si monsieur le maire nekk financé wala aw rek financé na sa baay financé sa yaay financé na ñun ñëpp taxaw dem gawoon nag mais la raw loolu nga jaay dëgg la ndax xam naa ne loolu moom kenn duma ko wax ñaari yoon opère la xam ne du wax kenn ko gune man ma dama rus ndax korog bii moom la xot ma maa ngi toog moo am gune gi dara mittiw ma si bàyyam laajuma dërëm dama toog mu ne ma aw mbay gi sa mii nu nekk ndooyu gune sa doom bëgg ma doom laajuma dërëm xam naa ne lii ba ko bàyyi léegi musuma la de capitaine nag dóorul ko man la dóor am de mayal ma nag dina ma dem si nijaayam wax li ma war a wax ak moom yëpp gune gi mën na ma ëpp doole waaye man mënul maa dégg bàyyi ma egg si biir na du ma sonno waaw kontaan na waaw incha allah toogal mais xale bi mën na way xamoo ci dara man keroog dama kontaan ba non moom moo li muy way du asa non gune gi mën naa way fa mu woyee nag jigéen ñi gis naa bi ma siif xaaral ma mayaat la ka xaw laa bëgg loolu ban moo may daaneel ban la bi muy woy mbëggeel bi boobu si muy si laa jàppati ka dagget nga sànni ah am nga li may dund mbëggeel aka moo tax woyu mbëggeel bi di ma daaneel wii ma ba mu siifee ba mu baataree 50 000 yi tamit man dama ko xeeb bi mu kaa baatare moom la way uddi ka baatare mais gis naa fa fan moo ma ne bi ma woy ndëri ji bi ma woy ndëri ji gis sa giññal wata gis sa giññal wata gis sa giññal tas ba re a re ke jom aw da haram jabar yàlla fekkal a yàlla du aw a ñàkk jom aw da janga da am jabar yàlla fekkal ak yàlla du apa yaay kay waay aw a ñàkk jom aw sa jabar ji añum lu mu ñëw sa aw bi ni mu baaxee o am ñaara fekkal ak yàlla du gisal duma sa morom maa la biñ de man sa boor dama ne duma sa morom ba ma ne boor apa yàlla di ko man boor duma sa morom ak jom ba bëgg a dee ah li ma nekk wax ah papa yow booy wax nee naa la bàyyil di yóbbu kii dem na mbaaxu boo ko man la sa bàyyi la dënn ma dund ba man ah sam bopp bi sax mu ngi mel waaye na xar aw ñàkk jom capitaine aw sab awa bii li mu daj si aw am ñaara feccal a ñaara dóor billahi capitaine ba xool tàng ni si aw jógal mu ne lan waa ko gis naa papa sori borom dëgg mën na jot tiim de dama man laal taxawal si taxawal si baakal laa de ma ne am aw billahi ma doon sa nijaay ma gaañ la papa ba moytu dina ma rey El Hadj Mbaye ay mag la lu nekk waay yow waay ay mag la lu waay waa taxawal aw dama laa dagg tey ah xam man laa rek yow taxawal El Hadj Mbaye toog
waa ñàkk jom mu naa taxawal taxawal fii bala dóor man lay dóor taxawal fii déet ni jaay man foog nga mu tàngal soxol la Elhadj Mbaye lan la xew si kër lan nga rek la kii ma tàng ma ko tuddee capitaine Moussa Diouf musical bi la ma ko tuddee. waaw ba fi jooy nag. dama jooy loo ci nekk jabaram kii moom mu jàpp jabaram jooy di ko doon doon métti opp yaay ñuy wax ma ñëw fekk mu la fecc mu wax mu ma doy ma doy. déet bal jooy maree nekkali aw a ñàkk jom doo ruut waaw man soo ko toogal rek ëpp waay toogal capitaine gis naa barke sëñ bi dama laa rey billahi wala mooy yow parce que rey ma rey ki sax toogal ay way wa man bari silma wa bari gali yow luy ci njaaga lu ne rek yaay njaaga taxaw ak sa kanam gi nga ne man duma yow damay waay kër gi jaxasoo na nag kër gi jaxasoo na nag kër gi nag barka Rasulullah kër gi nag ñàkk na kilifa nag kër gi nag tas na nag une bisab tay bii ikkati na drapeau bi mu weex tàll ci digga Bargny kenn xeexul tey le 8 mars ñëpp a ngi bégal tey ñuy jigéen il nekk si biir kër gi in la xiiro xa ngaayo aw du ñoo ànd léegi si biir Moussa cuuraay bu jënd cuuraay ba jënd cuuraay bu jënd lii si des mu jënd lii si des ah ka nekk yóbbu léegi tey ñu ñëw fekk kër gi jaasoo ni capitaine aw ka tuutat xol laa aw sa mbëggeel ndax ka ween nga benn côté te nag jéng nag yomal xiyam ba dekkee daal la paralysé xam naa loolu ka góor ka la jëng ba dekkee daal la paralysé kon da wutal ngay dekk moo xam ndax la raam moo xam ndax la yagar la dem in ñaar ñii nag in la maa waxal mari aw demulaa dikkulaa awa aw la maa waxal kii ndax mu ñëw kii ba lépp sotti mu ñëw fekkee jigéen moo yorum réew Yacine Boubou Sénégal njàmbaar jàkk may way te jigéen yàgg naa taxaw da bañ te daan sàmm ngoron ah fii tey ka fi baax bañ a di la tudd mu la imam ba président ba sëriñ ba te jigéen la ko jur ah maam Jaara bu sa tarbiyu topp ndigalal borom këram moo ko tax indi tey maam borom Tuuba maam Falla wala noonu faa dem tey noonu ah dellu seluwaat leen seeni xel in jigéen ñi in xam ne inu yor réew mi ah góor baax na jigéen baax na mais indil si am part responsabilité bu rëy in war kaa doxal journée 8 mars la ñu wax rek sargal jigéen ca noonu la ñuy dooree rek jox kàddu gi ki nga xamante ne mooy présidente commission femme famille et petite enfance ñu gën koo xam ci Ndeye Sawlu Gueye. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak seen sant gannaaw ba ma sante yàlla julli ci yonent bi maa ngi nuyu monsieur le maire Guèye Abou Ahmed Seck di nuyu ñi toog ci présidium bi yëpp di sargal nag sama moromu jigéen yi toog samay mag samay rakk samay xarit samay naatangoo maa ngi leen di sargal di leen ndokkeel ci bés bi le 8 mars nag lu yàgg la ndax nee nañu 1960 lancement bi 1975 la ñu institutionnaliser que en 1977 réew yi ku nekk am acceptation ñuy dugg année par année ba mu doon monde entier ñëpp xam nañ ne le 8 mars jigéen ñi ñoo ko moom le 8 mars nag li ko waral
lu bari la lu sori la documentation bi yomb na am na yu ñu bind ku dem Google di nga gis lu baree bari kenn mënu ko fi étaler tey mais xam naa ne daal sunu ay morom yi jigéen la woon yu toogoon waxtaan nekk ci ay usine di liggéey di góorgóorlu di daan seen doole pour jàppale seen borom kër yi pour am lu ñu yore seen njaboot yi nekkin ba métti lool souffrance ba métti lool li may wax yàgg na ñu toog waxtaan déggoo bëgg seen droit bëgg ku leen dimbali socialement ñenn ñi seen borom kër yi nekk ci front yi guerre yi fi amoon yépp mën nga am doom am 4 ans 5 ans du la gis ndax guerre ñoom ñu jóg nag ne en tant que jigéen ñun ñoo fi ne góor ñi dem nañu dinañu jóg am taxawaay bu ñu taxaw fexe nuñ ñu mayee liberté jox ñu droit ñuy voter comme góor ñi xam li xew ci dëkk bi bokk ci instance yi bokk ci fépp fu ñuy nase ak a nocci fépp fu ñuy taxaw ñun jigéen ñi dinañ fa taxaw bañ jógee di ko xeex nag métti na lool waaye lu métti yàggul mujj nañoo am ndam ba moo waral 8 mars bi ñu décréter que journée de la femme sargale ko jigéen ñi xëy na nag warul nekk jour de fête du férié man li ma ko gis journée d'évaluation la war a doon évaluation mooy lan mooy nattu nga natt sa bopp atum nangam ba atum nangam ci lii la ñu nekkoon ren ci lii la ñu ne déwén ci lële la ñu bëgg a dem ñu fexe nag dëgg tànk yu am maanaa dem ca loolu xaw ma ndax dégg ngeen ma dama ne journée 8 mars bi dafa war a doon une journée d'évaluation jigéen ñi toog waxtaan natt seen bopp ne at sàngam ba at sàngam ci lii la ñu doon dox ci lii la ñu nekkoon lii lañ doon xeex lii la ñu bëggoon jot nañu lii moo ci des ñu dëgg ay tànk yu dëgër jëm ci loolu te loo gis rek mu am dañ ko xeex dañ ko waxtaane dañ ko nas nocci ba mu am kon jigéen ñooñu xeexoon loolu tey doon xeex loolu métit googu seen jëkkër yi leen sori seen njaboot yi tumuranke liggéey yi ñuy liggéey ci usines yi métti ñu di leen exploité ñuy xeex loolu di xeex loolu ba am bés bi ñoo ngi leen di sargal ñoo ngi leen di sargal ñoo ngi leen di sargal kon nag ñu jël seen exemple ba tey rek boo fàttalikoo démb da ngay xool tey jëm ci kanam ñu góorgóorlu ñu ànd ñu booloo ñu déggoo ñu seet fan la ak nan la ak naka la posé wu ay question xool nan la ñu war a def ba jëm ci kanam jàppale suñuy njaboot jàppale suñuy borom kër lëkkaloo ba réew mi mën a jëm kanam gis nga Bargny gii ñu toog tey ñun ñoo ko mën a changer ñun ñoo mën a yokk ñun ñoo mën a avancer ñun jigéen ñi am nañu fi part bu rëy a rëy te loolu jaru sax ma ciy sori kenn ku ne xam na ne fii yaafus amatul nelaw amatul ku jóg fajar jóg nga ñii dem nañu Xelkom ñii dem nañu Domine ba ñii dem nañu Xembe ñii ñu ngi ci tool yi ñii ngi ci njaay mi ñii ngi marché Tëngéej ñii nga Joal ñii nga Mbuur fu ne jigéen ñi dinañ fa dem ngir lan am lu ñu suqalikoo am lu ñu yore seen njaboot am lu ñu jàppale seen njaboot ak lu ñu jàppale seen borom kër ndax kër ñaar a koy yor léegi nag ci kaw loolu monsieur le maire Gaye Akhbou Ahmed Seck am torop xalaat am torop yéene ci jigéen ñi am tànk yu mu doon dox di ko dox ba fii tey mu am lu mu ñu indil xëy na damay lancement noonu rek waaye ci kanam di ngeen xam li mu indi lan la te xam ngeen ko sax ndax lépp yéen la waaw gannaaw loolu nag commencé nañu journée bi par benn action santé may remercier waa santé yëpp madame Fatou Pouy présidente commission bi Rosalie Sané yéen ñëpp xam ngeen ko seen waay la ak ñëpp ñi nga xam ne dox nañ si ba loolu am réussite donc def nañu tey dépistage ci jigéen ñi kii dépisté nañu 90 femmes. li ñu commencé journée bi tey lu am solo la lu am njariñ la mooy santé avant tout kontaan naa trop ci côté boobu maa ngi remercier Aram Ndoye di juddu ci dëkk bi nekk Maristop def na lu mu man nag def na lu mu man pour loolu mën a am tey ñu remercier ko bu baax
muy Aram Ndoy waaw ak ñi ci jàpp ñëpp ñoom Boss Diagne waa Croix-Rouge bàjjenu gox yi relais yi ñëpp fi la ñu yendu tey ñëpp fi la ñu yendu tey di fi liggéey lu am solo ndax ku atteindre presque 600 femmes ci problème mu santé ci benn journée yaakaar naa ne def nga jéego bu rëy ñu leen di remercier bu baax a baax a baax waaw damaa yaakaar ne nag waxtaan wi dama am lu ma defoon documentation bu rëy a rëy ay date ay femmes ya nga xamante ne am na lu ñu tekki ci àdduna bi sori na ca Cléopâtre laa ko dale ba wàcc si fii ñu toog nii tey waaye loolu bu ñu ko fi naree wax tey du ñu fi jógee yaakaar naa ne lem kayit gi tekka rek ñun waa Bargny ñu jàkkaarloo ndax loolu sori na yàgg na mais bu ma ko tuddee mooy pour ngeen xam ne jigéen yàgg naa tekki dara ndax Cléopâtre buur la woon buur bu mag ñëpp dégg nañ ko ñëpp dégg nañu Cléopâtre dama ko commencé ci moom nit ku weex la mais ba tey rek nit la doomu aadama la te jigéen la comme ñun duma ci continuer ci Marie Curie bi nga xam ne kii la chimiste la woon ñu trouver ay vaccin xëy na dina am ñu comprendre dina am ñu comprendreul mais jëmma yooyu ma leen di wax lépp ay jigéen la yu ràññeeku ca époque yu yàgg ya xam ne booba dara amul dara nekkul daal outil de travail yi ñu am léegi amuñu ko ñuy fexe di fexe ba am loo xam ne addinaa ngi koy jariñoo ba tey jii ñooñu seen recherche addinaa ngi koy jariñoo ba tey jii donc loolu yëpp ma dugg moom laa wax ne dañu koy teg jàkkaarloo ñun waa Bargny waxtaan xam li ñu bëgg xam fi ñu jëm xam li ñu defoon démb ak bërki démb xam lii ci kanam lan la ñu bëgg yaakaar naa ne loolu moo gën daal ñu nekk ci ay souvenirs yoo xam ne xëy na ku jëm ci documentation bi rek di nga ko xam di nga ko comprendre. ni ki le 7 mars itam bés bu jar a fàttaliku la bés bu jar a fàttaliku xam naa ne bu ñu ko jot gi mayoon dina am ñu jox ñu waxtaan ci talaatay ndeer loolu itam ay jigéen la woon. bu ñu ne 8 mars lépp dañ ko jël jox ko jigéen ñi man da jàpp naa ne chaque jour 8 mars la damay wax alhamdulilahi rabil alamin ndax bi ñu ñuy jox lenge yi au mois de juillet dañu fi tëraloon benn programme ndax dañu fal conseil municipal toog ñu tëral programme boobu nag commission économie et développement local commission planification commission partenariat commission santé commission jeunesse commission action sociale commission yu bëree toog waxtaan ci ay innovation yu ñu andi ci dëkk bi ci noonu la ñu tegee la maison de l'innovation fépp foo xamante ne dañ koy joxe xaalis fii ci Bargny dem nañu fa toog waxtaan ak ñi koy liggéey ba mettre en place un dispositif ba nga xamante ne ni dana permettre ñun ñu am suñu crédit bopp tuddee ko le crédit municipal de Bargny muy parcours ba nga xam ne dafa gudd lool mënuma ko wax fii mais li ma ciy jàpp rek mooy yoon bi guddoon na trop pour ñu mettre en place cette infrastructure moo tax ma tàmbali samay propos ma ne alhamdulilahi rabil alamin tegoon nañu ko te yàlla jàppale nañu ba ñuy joxe ay financement di ko jagleel ay femmes donc sant yàlla sant aussi monsieur le maire Gaye Abou Ahmed Seck am na un jour man ak moom ñuy waxtaan ma ne ko dama romb chambre de commerce ma gis buntu chambre de commerce ñu bind fa maison de l'entreprise bu ñu defee loolu dafa am benn partenariat bu dox entre chambre de commerce ak commune de Bargny chambre de commerce bu ñu ñëwee fii à la commune de Bargny ba gis ni ñu tegee maison de l'innovation ak crédit municipal daf leen jaaxal ba ñoom dañ doon wax ne est-ce que modèle bi duñ ko copier ci ay commune parce que développement local tey fii la toll loolu mooy wane ne équipe bi fi nekk si njiitu Gaye Abou Ahmed Seck am nañu une vision lointaine. damay daaneel nag di remercier tous mes collaborateurs qui ont eu à travailler sur ce crédit municipal di si jiital le président de la commission muy le maire Daouda Moustapha Diouf moom moo jiite woon commission bi nag ki xamante ne moom mooy président commission bi sax laa mën a wax mooy suma mag suma frère le directeur de cabinet Mandoy Ndoye waaw 30 millions yi nag man jigéen ñi li ma leen ciy ñaan mooy c'est un crédit nag bu ñu la ko joxee ñu tànn ay nit ñu bëri am ñu simple jëyti crédit jox la nga la waaye nañu fexe ba liggéey ba delloo crédit boobu loolu mooy tax ñi amul
G yi di ñëw ñu mën a am ndax 30 millions bari na bariwul ba tax na liñ ci namm mooy képp ku nga xam ne yàlla def na nga bénéficier aussi ci crédit bi nga liggéey ci gis ci sa bopp maire bi gis ci boppam MECAP bi ñu ko dénk aussi gis ci boppam loolu mooy li nga xamante ne nii dama leen koy dénk yéen jigéen ñi xam naa ne sax crédit bi dana dem ba ay milliards ndax volonté monsieur le maire def na ko ci budget bi passé 30 millions de plus te ñu ngi tendre avant 2020 vers 200 millions ci crédit municipal bi donc ñu ngi tàmbali ak 30 millions di leen ñaan mu jig leen lool ngeen ñu ko jox yal na leen jig yal na leen jig di remercier aussi képp ku nga xamante ne teew nga fi di remercier góor ñi di sargal jigéen ñi bu baax rawati mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu tey maire lim ñu invité ci xew-xew bi nga xam ni daanaka xew-xew gënu koo ëpp solo ñu ngi jiital ci kàddu gi ay kàddu ndokkeel di ndokkeel jigéen yi ci seen bés bi waaye comme ni ko Makati waxee sànq bés yëpp yéenay borom bu ñu nee 8 mars foog naa bésu jigéen ñi la dañ ciy xaw a naxaale góor ñi rek waaye bés yëpp yéen a ko moom. benn borom xam-xam da doon wax ni les hommes ont la force physique pour gouverner le monde mais les femmes gouvernent ceux qui gouvernent le monde su ma koy tënk ci wolof daal dama naan jongoma moo mën jàmbaar kon ñi ngi kontaan lool ci seen bés bi mu nekk occasion pour municipalité bi fonds bi nga xamante ni daf ko initier ñu def ci lancement maanaam mettre ko à la disposition des bénéficiaires ñun waa CES mbégte la ci ñun nekk partenaire u mairie bi ci fonds bi te comme ni ko soxna si Gueye waxee sànq ñi ngi ñaan bu ñu fiy dajewaat incha allah déwén ci 8 mars ñu xayma bi nag ñun duñu ne 30 millions la ñu joxoon jur na 32 millions wala 35 millions mais xayma bi mooy 100 femmes ñoo ci bénéficié woon ca njëlbeen mujj gi 200 300 400 femmes bénéficié woon nañ ci. ba loolu dinañu permettre parce que ñun dañ ko tuddee fonds pilote maanaam test la moo tax dañ ko tuddee fonds CES 1 te comme ni ko wolof di waxee wàññi wu ne ci benn lay doore kon bëgg nañu déwén incha allah bu ñu amee résultat yu concluant tey njort nañu ni dinañ ko am ñu dëdmal fonds 2 di xalaat fonds 3 fonds 4 fonds 5 ba fonds à l'infini parce que jigéen moom mooy développement tey dëkk yépp yoo xam ne dañuy wax pauvreté dafa am pauvreté bi jigéen ñi la gën a sonnal te ñépp xam nañu ni ku jox jigéen mbooloo nga jox waaye ku jox góor kenn nga jox ku yar jigéen askan nga yar mais ku yar góor kenn nga yar kon développement suñ ko jaaree ci buntu jigéen jàpp nañu ni jaar nañ ci buntu bu baax bi pour mu doon loo xamante ni réalité la du ma guddal foofu rek laay yemale kàddu gi di leen wax kontaan nañu lool te ñu ngi am njort bu rafet ni incha allah fond bi te nga xam ni mairie bi moom moo ko xalaat ñun ñu ñëw nekk ay partenaires kanam la jëm te dinañu permettre ñu régler problème yu bëre incha allah jërëjëf wasalaam. lii ñuy wax sax wax ji day gàtt parce que neex na ba pare monsieur le maire jërëjëfati ñun jigéen ñi bari ñi jigéen ñi xel comme jigéen ñi ber Sénégal gépp jërëjëfati si monsieur le maire naka ñëpp remercier abu monsieur le maire dalal ak jàmm boo déggee mën a dalal ak jàmm monsieur le maire tey suñu xol dafa sedd dañu kontaan dañu am fierté dañu am mbégte parce que mbégte mi tey mooy lan parce que dañ ñu siggil sigil bi ak teral bi mooy lan waa Bargny parce que lii dañ ko mébétoon mu yàgga lool ñu ciy dox mu yàgga lool yaaxakat yi di yaaxa fu waay tollu di yaaxa naa du fi am mais tey yaakaar naa ne firna baa ngi tey jii nag mooy bés bi monsieur le maire jërëjëfati parce que yow loo wax danga koy def yow loo ji jigéen ñi yaa ngi ci loo wax jigéen ñi yaa ngi ci lépp loo xamante ne danga koy doon soo sotteewul sax danga naa incha allah bés bu ñu si yàlla yóbboo monsieur le maire loolu mooy say wax si ñun ma ne crédit bii tey ñuy jox képp doomi Bargny ñun ñépp nañ laan c'est la première fois mu am Bargny doomi Bargny gis boppam tey li ñu koy feete tey la fii doog a am ngoon nag jërëjëf Mor maa ngi lay jox sa wàccuwaay jërëjëfati yow it bu ma santee monsieur le maire dinaa la sant dinaa la gërëm may wax jigéen ñi kontaan nañu bég nañu
xam nga la moo tax ma kontaan dañ ne woon ni du fi mas a am ay nax la ba tey ji la jour si tey am na ñu ñëw tey di ma seese na ma saaña vraiment dañu yaakaar noonu ne lii ay nax la parce que dañ ñu doon nax bi nga ñuy dañ ne carrément di fi am mais mu jegi mobiliser nañu presque Xelcom 7 Zaya génne na fi te yàgg nañoo liggéey te amuñu ko tey bu ñu amee ay kayit grâce de monsieur le maire yaa nu may ay kayit mosuñu am ay Zaya si yow lañ ko amee yàgg nañoo liggéey amuñu ay kayit Xelcom ngee yàgg nañu fa kenn mosuñu xeextal nañu def leen ay kayit ku ñëw jaar sinu kaw jàlle mbuumuk jaam gi yow mi yaaka nar a dog mais dama ne tey xol sedd na femme yi dama ne nañ mobiliser wu jàppale monsieur Abou Ahmed Seck mii dama ne ku la abali bët na fu la neex ngay xool te monsieur le maire kat lépp dama wax def ka jigéen ñi Bargny maa ngi di dénk sama bopp di leen dénk monsieur le maire mii kenn mënatul nax kenn sa doom boo ko naxee tey bu subaa dootoo ko naxaat leen nañ yeewu bu ñu kenn nax gaa yaa ngi dugg ci kër yi di lëmbee kër yi naa nanga max nanga mais nag ku ñaanul na yàlla diw monsieur le maire gis nañu sa bopp sa taxawaay ci Bargny ñun femmes yi sagal nga ñu taral nañu yaa na la yàlla taral ñuy wax nag jigéen ñi li ñuy jox sos nañ ñu nag parce que c'est la première fois mu am fi nan am jom liggéey liñ ñu xamee woon ci njàmbaar liñ ñu jox mu néew mu bari nañ liggéey remboursé delloo ñu xam ne jigéen ñi Bargny ay jàmbaar lañu nañ xam ne jigéen ñi Bargny ay jàmbaar lañu njàmbaar gi nag lan moo koy wane du kaw wax rek nañ ko jëfe jëfe gi mooy lan ay góor a taxaw ñu toog ci peuple tey fas kee nungu tey liñ ñuy jox ngoon nag liñ ñuy jox tey nañ ñaanaat yàlla bu ñu fi emoowaatee incha allahu rabbi ñu taxawaat ne Zaya bu si nekk bu ñu la joxoon ci Bargny liñ la joxoon remboursé nga ko loolu mooy suñu njëm mooy suñu tiitar mais may wax ne nag tey 8 mars bi nga xam ne moom la ñu aye di jigéen ñi moomal ko seen bis ñun jigéen ñi defe naa ni ñoo ko ñefe woon bu yàgg nag ba ñu ko ñefee ba tey nag at mu jot ñu di ko feete tey nag sunu monsieur le maire ñëw di sagal ay dëkkam di sagal ay doomi Bargny di sagal ay mbokkam monsieur le maire ñu ngi lay gërëm ndax li tax ma ni ngay sagal say mbokk di sagal waa Bargny tey jii yaa fi indi financement 8 mars financement yàgg na fee dugg nag ca monsieur Mar Diouf ba tey ñun dañuy jël ay 25 millions ay 30 millions ay 50 millions suñu si di ko fay may gërëm nag waa Bargny gépp di leen xamal ni nag financement yii mairie bi joxe maye wuñu ko ndax dañu naan des fois bu financement jógee mairie dañu naan politique la fonds politique la c'est politisé nañu xam ne nag fonds bii ñu jox du pour politique MECAP lañu mooy seen partenaire dañoo jël xaalis bi def ko fa mais dañ koo war a fay nun waa Bargny nag duma ni duñu fay bor dañuy fay bor de ñun jigéen ñi dañuy fay bor lu fi waay dugal nañu ko fay fecc mi ak woy yi neex na torop nag xam nga fecc mi ak woy yi neex na torop waaye nag fay moo ëpp solo fay gi ñu nar a fay ba siggil sunu monsieur le maire man moo ma ëppal solo ci wax ji tey jii te may ñaan yàlla nag ñun jigéen ñi nañ ko fay pour bëgg sunu maire siggi ak bu ëllëgee sunu maire mën a lijjanti yeneeni fonds indil ñu ko mooy fay gi rek. monsieur le maire nu ngi lay gërëm nu ngi lay sant yal na la yàlla fay li fi bëgg a yegg yal na la fa yàlla yeggaloo. lépp lu ma man rek ñaan waajur moo tax ma man ka di teg nag Dame Diop sama alaaji bi ma teg place parce que lépp lu ma man nag daama tax ma man ka lépp lu ma fi maye daama tax ma man kaa maye parce que moo ma yor teg ma place ma di ko ñaanal yal na ko yàlla meegu wés may wax ne sama waxi tey jii ak sama taxawaay tey bii du buleet Gaye Abou Ahmed Seck maa ngi lay ñaanal yàlla yal na yàlla yokk sa jàmm ma la wax ne nag nun jigéeni Bargny yàgg na noo liggéey nun nu nga xembe nun waa xembe noo jàngal waa Xelcom ab lakka ñay yaay xembe la nga daa ñëw lakkam yuus mi xembe la nga daa ñëw in fekkal nu fa nu la lakka ak ñoom kon nag àddina dala dox ba àddina doxee tey ba Xelcom jox société ba rëy na parce que ka jox rek a nga Xelcom parce que waa Bargny gi nit ñaa xam ne dañaa yaatagal ñay xool daxa rafet du ñu yaaxal leen na ñam soow la ma nàmpa moo tax ña defin la ma defe saa ya cuun maa ngi laa gërëm nit ku nekk loo wax rek na doon loo xam ne man nga ko
bi ñuy tàmbali di wax ne dañuy bëgg a jàppale suñuy jigéen dañuy bëgg a jàppale suñuy yaay monsieur le maire waxoon ne dana leen jox ay financement ñi ko gëmoon bëriwul tey lu waral loolu ndax boo demee Xelkom suñu yaay nga fay fekk ñuy daan seen doole boo demee Hembe suñu yaay nga fay fekk ñuy daan doole boo demee Debine ba boo génnee sa kër ñi ngay njëkk a gis ñuy jaay mooy suñuy yaay ak suñuy tànn dama ne tey jigéen ñi ñoo mën góor ñi dama ne tey jigéen ñi ñoo yor kër yi dama ne tey jigéen ñi ñoo yor Sénégal jigéen ñi ñoo yor Bargny et monsieur le maire loolu la xam na ne Bargny boo ko yoree da nga war a jaboot da nga war a yërëm jigéen loolu moo tax tey mu andi leen financement bi tey leneen li mooy bésu tey bii dafa war a tax képp koo xam ne muy jigéen ci Bargny nga war a gëm ne daan sa doole moo am solo nga war a gëm sa bopp mooy lan mooy li ngeen daa def continuer si bañ a teg yoon ndax doomu Bargny liñ ko xamee mooy liggéey daan doole lañ ko xamee financement yi ñu leen di jox monsieur le maire daf ne laajuma caution laajuma or laajuma lal laajuma dara li ma bëgg a seex ak samay jigéen te xam naa leen mooy kóllëre gi dox suñu diggante ak ñoom moo tax tey ñu jàpp ne lii xam ne monsieur le maire mu ngi leen koy jox mooy ñii xam ne ay individuel lañ ñu am ay prêt ñii xam ne ay géer ngir yàlla lañu fexe ba ñu téye ko niñ ko war a téewi liggéey si niñ ci war a liggéey delloo ci niñ ci war a delloo ndax ñeneen ñi mën a am ndax tey dama ne kii fi toog tey nii di monsieur le maire jigéenewuñu tey dama ne jig na Bargny mbéykat bi dafay foroon ni le maire Gueye Abamed Seck c'est le maire de partage tey jii dafa nekk bés bu mag ndax li tax mooy ñu ne le 8 mars bés bi maa ngi di nuyu di sargal ñi nga xamante ñoo waral bés bi ñi nga xamante bu fajar jotee sama classe gi jóge jàkka ja xëccaat seen mbàjj tëdd ba 10 heures 11 heures ñi nga xamante bu fajar jógee ñu daal di dem ndeppee ñi nga xam ne bu toujours ñoo jënd armoire yi ñoo jënd lal yi léegi ñoo jënd dépense yi ci kër yi te mooy yéen jigéen ñi donc tey sargal leen lu war la ñu ngi leen di sargal ñu ngi leen di féliciter tey nag ma sœur Ndeye Sow lu wax na ko wax na dëgg def na historique bu le 8 mars muy bés boo nga xamante ne dañu war a def évaluation waaye évaluation tey bi mbégte lañ ci am madame Ndeye dama wax ne tey évaluation bu ñu ko defee le 8 mars tey waa jigéenu Bargny dañu war a feetu dañu war a kontaan dañu war a sabaru dañu war a tëgg ndax lu tax parce que pour la première fois le 8 mars yàgg na fi de mais pour la première fois maire ak équipe municipale am toog jigéen ñi toog mu yëkkati ay chèques di financer ay nit pour la première fois le 8 mars je le précise bien monsieur le maire Gueye Abamed c'est un visionnaire borom xam-xam la am na yar am na cër bëgg na dëkkam bëgg naa jigéenam ma leen di wax ne tey jii foog ñu feetu bés bi occasion la pour ñun maa ngi leen di yëgal ne la première signature la première décision bi mu rëdd ci loxoom bi ko yàlla yeneen yen bi ku jigéen la ko jox muy Ourou Thiam en tant que officier d'état civil tey jii monsieur le maire sargal jigéen tey boo nee au niveau de la mairie de Bargny am na fa ñetti officier d'état civil Ourou Thiam nga fa Marie-Louise Koumbe Niang mu ngi nii toog maa ngi koy nuyu au passage Fatou Pouy mu ngi fi ñooñu ñëpp ay jigéen lañu pour la première fois notre municipalité dugg ci loolu tey il faut ñu sargal il faut ñu kontaan il faut ñu feete ko. jigéen ñii dama farax ak ñoom góor ñi ne ma mere aha kay di nga xëccoo man moo tax jigéen ñi deel ma yolomal loolu tax ma farax ñoom dama ne man de yaay fii si Bargny rek li ma fekkee jigéen ñi ñoo ëpp te ñoo ñu ëpp na indal noonu na loolu ñu tardeel si Bargny ka fi mën a lii fi Bargny amul ba ko yàlla dogalee la ma wax ne te ko yàlla dogal si moom même noonu noppalaku bi def yàlla kat àll bu jëdaanu ba yàlla ne fii la rëdd wu dem uddi ko sona daa kaa faase dala boole rëdd wi maasaale leen bàyyil ma àq nag di waxaat ne jigéen ñi ndegeen may baal
ku lépp yëfi jàmbur ndax kaa fay ñu nag dañ leen may tuuti di leen seetlu moo la ba noo gët ñu mooy ba ñu jàpp ñu gën mooy da ba ma kaa bàyyi tuuti ndax mu ngi rëcc ñu delloo si gën ëpp kan mun ko li nga leen lebe nag dañoo bëgg a biñ ko fay nga dolli biñ ko fay loolu nga topp li ñu bon ka fay baax na ka fay ba la xëy daa kaa fay mu yàlla baal dama bëggoon ngeen fay ñu am ndam nag mooy ñipp waxuma ma am ndam waxuma amu am ndam ñi ko joxe nag laa nga de sa bare na de Ibou Sakho ne dañu yàkkamti rek waaye yàlla ñu fal kenn mu mugul gëmu liñ ko de yàlla ñu fal mu joxagul kenn ka teel a jox sub cër fay leen ngir yàlla biñ ko amee ak fay nag doo xaar mu bare la am ndax kaa yokku mu la wàññeeku nag baa xaaree mu bare laa fa nekkoon ndax kaa sànq bor ba continuer te kan lebal fay doon ni xel lebalaat am na mag ñu xam nekk man am na kan ma ko dugal ak dëgg la wax ba bare ñaraa leb o xam ne ñu la gën fay daxa ñaa may ubale ñaa lebal xam nga lu tax du la fay jox ko tuuti ngeen baal ma wax ñu bëgg wax bari na bi ma gërëm rek amul ngir ndey sawru ak ñi fi toog ñëpp asalaamaaleykum mbokk yi Bargny yàgg na doon commune mais pour la première fois ñu am ñetti officiers d'état civil yoo xam ne ay jigéen lañu Adja Ouli Thiam Mbaye Thiombane wax na ko bi yàlla defee teg ma ci mairie bi signature bi ma njëkk a def mooy moom ma nommé ko officier d'état civil te bu jigéen Adja Koumba Niang officier d'état civil moom sama diggante xam ngeen ko engagement bi moom ci Bargny xam ngeen ko. yéen suñu ay jigéen yéen les acteurs du développement de Bargny yéen suñu ay yaay yéen suñu ay mag yéen suñu ay rakk yéen suñu ay jabar di leen ñaanal yal na leen yàlla jàppale. toogaay bi dafa yàgg wax ju ndaw rek laa ciy sànni te wax ju jóge au plus profond de moi. Adja Ndeye Sow wax na ko 1977 la ñu teg bés bi journée internationale de la femme. Nations Unies mooy kuréel gi ŋànk dëkk yépp officialisé ko 1979 tey jigéen am na droit de vote tey parité am na tey contraception am na tey et cetera et cetera et cetera di ngeen jóg liggéey am na jamono demewul woon noonu ma bëggoon ñu gëm ne loolu tey buñ koy xool day mel ni lu naturel ay combat ñoo ko mayee te mbir mi nag amul li tubaab naan acquis maanaam nekk na c'est fini amul histoire li ko caractériser mooy dañu ne day répété wu tout le temps loolu rek pour wax ne sama xol la jógee ñeenti dëkk yu ndaw yu ma dem gis li ma fa jàng mooy dëkk yi jigéen taxaw tem takk liggéeyam liggéey dëkk yooyu ñoo jëm kanam développement bu Sénégal bés bu ngeen jëlee place bi nga xamee ne yéen a ko war a moom dëkk baa nga ci kanam man dama gëm ne li tax dëkk bi développé wul mooy dañoo joxul jigéen place sax loolu dama ko gëm moo tax ma ko loolu c'est vrai neex na loolu ñu bañ a nelaw ñu bañ a fàtte ni loolu ay combat la parce que dafa jaaduwul ba tey jigéen ñi ñoo ëpp góor Sénégal ëpp leen dans le monde jigéen ñi ñoo gën a mën a am ay résultats yu baax à l'école jigéen ñi ñoo yor tey kër yi mais lan moo tax ñoom seen ay salaire continuer di gën a tuuti salaire góor yi ak lan moo tax mën naa ko ci ay inégalité yoo xam ne ba léegi des na te pourtant yéen a yor lépp loolu dafay wax ne rek ne il faut absolument ñu garder vigilance bi loolu nag
du en opposition maanaam du nooy xiiroo ak ki nga xam ne moo nekk nii parce que suñu ay papa seen ay jëkkër xam ngeen nit li leen tax a jóg jamono rek moo tax ba il faut waxtaan am ba ku nekk trouver place am pour le bien-être de la famille donc du opposition mais ci biir waxtaan la loolu yëpp xëj pour que njaboot yi jëm kanam loolu laa bëggoon a sànni d'abord ci journée bi nga xam ne nii mooy journée internationale du 8 mars thème bi nga xam ne nag moom la ñu joxe ci àdduna bi yëpp Sénégal adopté ko Adja Ndeye Sall wax ci mooy autonomisation des femmes maanaam jigéen mënaan boppam di defal boppam loolu yëpp ci njaboot gi la jëm loolu moo tax ñu jël bés bu mel nii profité ci pour jox leen financement yi nga xam ne ni moom lañ leen jox nii parce que thème bi moo résonné ak loolu financement yàgg na ci dëkk bi mais c'est vrai li ñuy joxe man du may bëgg ñu tudde ko financement li tax mooy il faut ñu xam lan moo lal lii ñu def daw ci ñetti at ba tey mu mën a sotti tey politique de développement économique moo ko ëmb financement bi crédit municipal de Bargny la dóobu donc du financement boo xam ne nii comme yéen ñu joxe keroog madame la ministre de la femme Tëngéej ak yeneen bokkul kii dañu ko am nu ñu ko nase moo tax moo bëggoon taxaw tuuti ci ni mu ñëwee bi ñuy ñëw dañoo jàngat ñetti jàngoro bi ci jëkk mooy formalisation maanaam am ay këyit structuration maanaam bi ngay def nga teg ko ci yoon jàngoro la woon képp ñi nga xam ne ni dañu doon liggéey beneen bi ñu jàpp ne possibilité am financement problème la woon beneen bi mooy formation ak wut ay débouchés yu bees maanaam bu ngeen liggéeyee fu ngeen koy jaayee ñett yooyu ay jàngoro la woon ma sant yàlla lool parce que li ci ëpp solo mooy xam-xam mën a liggéey pas-pas ak volonté te loolu amoon na fi mais li fi manqué woon kañ mooy ñett yooyu moo tax ak commission développement économique ñu waxtaan ba ne dañuy créer maison de l'innovation et de l'entreprise maanaam benn kër ba nga xam ne ni dañ ko jagleel ñépp ñi nga xam ne ni dañoo am ñetti jàngoro yooyu formalisation financement recherche de débouchés fii nii ci gannaaw Makati ci gannaaw Moussa Gueye li ñu fi formalisé ci ay GIE mat na 100 GIE ñoo xam ne ni amoon nañu l'essentiel mooy xam-xam savoir-faire volonté mais daf leen manqué woon lu doy waar mooy structuration parce que jamono tey boo amul loo taxawee ak kii li ngay dox dina dem gaaw mais dama waroon a gën a demee ba nga mën koo bàyyi sa ay doom ak ñeneen du muy demee plus de 100 GIE ñu structuré leen plus de 900 demandes ay financement pour individu ñooñu ñëpp jaar nañ fi te ñooñu ñëpp ci jaar bi ñu fi jaar am na waxtaan yoo xam ne ñu yor kuréel boobu waxtaan nañu ko ak ñoom sottinte xel am lu ñu leen leeral parce que ñun li ñu mën as néew ak équipe bii li ñu jàng ñëw ak ñeneen ñi mooy vraiment ñu jàppale suñu ay jigéen ci li ñu xam ñu jàngoon feneen loolu moo taxoon ma war a rendre hommage équipe boobu nga xam ne ñoom ñoo yor maison de l'innovation et de l'entreprise donc première mission bi réussir nañ ko plus d'une centaine de GIE et beaucoup de personnes individuelles yu fi ñëw pour ay prêts deuxième mission bi ñu doon ci dox depuis tey mi ngi nii mandat daaw nañ ko